HLM ma famille fi nekk dañu wér li mu wax dañ fi lépp 4 regroupements yoo xam ne ñeenti regroupements yoo xam ne ndax bu ñu à cet instant mu jël alalam di leen jox di leen financé pour ñu liggéey pour jëm kanam ñu yaakaar naa ne loolu képp ku koy def ku jar a jàppale loolu ku jar a jàppale loolu parce que élection 2019 bi passé dañoo nekk si campagne bi mu ne ma Ibrahima Mandara bu ma bëggee ñu taxaw HLM bu baax a baax ma ne ko ci am ko de parce que man bëgguma kuy dund intérêt personnel boo xam ne day lijjanti ay problème bu terrain bu boppam am na ñoo xam ne dañu fa nekk ba xeex ñu jox leen ay terrain ñun loolu taxu ñoo jóg ñun intérêt HLM moo ñu tax a jóg mais wax ne jeunesse bi di wax monsieur le maire di wax monsieur le maire ne terrain pour nar a jox nit pour mu def jaay ko def ko si poosam nañu ko dajaleel dagal ñu ko benn terrain ñun jeunesse bi yëpp di fa fubalee parce que terrain HLM amul terrain de football amul école xam nga loolu ñëpp dañu ci seen bët képp koo xam ne nan la jëkkati ay terrain gi la jox nañu ngir yàlla nañu dimbale xool benn site boo xam ne yéen fa dagal 10 terrain ñu def ko terrain de football wala di tabax fa école xale yi di fa jàngee parce que ñun amuñu école amuñu terrain soxla HLM waaye nag laa leen di wax soxla HLM waaye laa leen di wax Ndao Ndiaye gis naa li nga taxawoo parce que dañoo toog ay at yoo xam ne demuñu nawetaan parce que ñàkk ñu jàppale suñu équipe HLM te xam nañu ñun HLM rek la ñu am suñu équipe bi rek la ñu am Ndao Ndiaye dama damay jël volonté nekk président Aïcha HLM di jël samay gërëm di si dugal pour cette jeunesse bi mën a firi parce que jeunesse bi xam ne sport dafa bokk si ñoom kon loolu noonu dañu di si gërëm di la sant. di sunu yaay di sunu xarit nekk jàmbaar bëgg président Macky Sall torop waaye bëgg bu baax a baax Maman Soxna Diop maman ñu ngi lay bëggee luñ la bëggee rek doyul di leen wax ni nag daa am lu ñu jëm nañ leen wax ci Ali Kala ji mooy dañoo jëm ci élection muy élection locale ñu am nag sunu mbër ndax kuy wàllu yaan booba sa dëkk dafa tëggul ñun dañoo ànd ak Benno Bokk Yaakaar APR waaye dañoo ànd ak Maman Soxna Diop son excellence le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall def ko tête de liste commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab macha allah muy liggéey di doxal ndax ku ne xam na ne première maire dafa metti Papis Diop jiitewul rek ñàgg dafa jiite ñàgg commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab da jiite te mu ngi ci yoon wi ku ne xam na ni tout début est dur li ñu war nag mooy ñu jàppale waat ka may ka mu yeggali sama naataango macha allah di Gédaado wax na ko. kii eggali day moo gën koy tàmbali ndax faaw nag ñu leeral ndax Maman Soxna Diop macha allah dafa nekkoon en 2014 maire de la commune de Tivaouane Peulh Niaga macha allah mu bokkoon ko nag ak ay naataangoom ndax ku ne xam na ne Ibrahima Ndoye moo nekkoon le 2e adjoint au maire bu commune Tivaouane Peulh Niaga te ñoom ñëpp tey képp koo xam ne yaa ngi ci politique maire dégage maire baaxul rek Olof Ndiaye nee na li mu saf. ki ka macc rek moo ko xam ñoom dañoo ñam maire ba xam lu tax la fa saf waaye nag ngelawaay bu dee dañoo bëgg a toogit waruñu woon di yàq dara Papis Diop nañ andi seen programme doxal seen dox waaye Papis Diop baaxul rek loolu yaakaar naa ne du wax ji de ki nga xam ni mooy Mouhamed Faye nekk ki nga xam ne moom lañ joxoon domanial ci maire bu Papis Diop di liggéey ak Papis Diop 7 ans yow nga ne kooku li mu fi def baaxul yow xanaa ko yéen a bokk baaxul bi li ma leen di ñaan nag mooy le 23. incha allah sunu carte mooy maro bees bopp fas wi na ngeen teel a ndekki ba suur jarul toog du xaar parce que heure bi dafa gaaw naan damay añ ba pare loolu dañuy tardeel képp koo xam ne war ngaa voté ji na nga mbir boo ko yàggee di liggéey ay weer ba mu des benn fan ñaari fan jour ba danga koy pare. ba HLM 4 nag ba HLM 5 yéenay fal Papis Diop ci kàttanu yàlla ak yonent bi am nañ yaakaar ci yéen lool donc Ndama Ndiaye. loolu na nga veillé ci loolu ñetti paa yooyu ñu fi toogoon wax dëgg yàlla ci li ñu fekke ci ñoom ci seen jëf bu élection mësaana am danañ taxawu HLM ba li ñu waroon def yëpp ñu def ko kon yow itam yaa ngi ci yoon Issa Sall jërëjëf Issa Sall jërëjëf puisque ñun loolu rek lañ leen di ñaan ñun presque jeexal nañu xëy na dañ fay nekk nii rek di sol ay tubéy ak di sol ay chemise mais boo demee ba am ay 62 ans dootoo xale. yàlla na pexeem seytaane ak noon génn ci suñu diggante ndax loolu dafa gën ci quartier bi dafa gën ci dëkk bi ndax li gars yi di wax naan mbooloo mooy doole te lu kenn mën ñaara ko dàq loolu mooy dëgg
te pour ñu tabax dëkk bii man damaa jëlale HLM parce que damaa jàpp ne dëkk bi benn dëkk la xëj na nag bay saweewu tànk ndax HLM la ñuy yeewoo waaye pour ñu tabax dëkk bii il faut ñu am unité. ñëw nag ci li ñu fi tax a daje kii nga xam ne moom moo tax ñu daje fi muy monsieur Papis Diop ñun HLM gii ñu nekk tey lu bëri mën nañ ko fay wax loo xamante ni Papis Diop def na ko ci biir HLM ndax nag dañu toll ci période boo xam ne il faut nag ñi feeñal li nga xam ne Papis Diop def na ko te ñenn ñi di ko nëbb ndax bu ñu ñëwee comme ni ko suñu naataango waxee léegi ne boo gestoo quelques semaines ci ginnaaw oto mënuloon jógee fële mukk dawal ko ba yegg seeg moom fii ci biir HLM te tey chaque semaine oto mbalit yi ñu ngi fiy dëgg 2 fois di jël ordure bi di jël mbalit mi ba tey quartier bi mënootoo dox ba gis fu ñu teg paanu mbalit wala fu ñu tuur mbalit loolu dañ koy sante Papis Diop bu baax. HLM gii ñu toog tey muy HLM 3 fii boo xoolee quelques années ci ginnaaw ñun ñëpp ci teen bii lañ doon root di fi naane muy teenu Pa Cissé bi yàlla dogalee ñu toog waxtaan mu ne ma Ndaama ma ne ko mu ne ma dama bëgg ñu ànd liggéey dama bëgg nga jàppale ma jàppale ne ma lan nga bëgg ma ne ko quartier bi ñu dëkk di wax dëgg yàlla situation bi ñu fay dund dafa xaw métti mu ne ma lan mooy seen priorité ma ne ko ndox ndax ci teen la ñuy root te jigéen ñi 4 heures du matin la ñuy jóg ñu ngi nii duñu ma bàyyi ma fen mu contacté Moussa Fall ci saasi fi ñu toog ci këram mettre ko en rapport ak waa SDE pour mu defar dossier bi ne ma boo jógee sama kër na nga jaar ci Moussa Fall nga récupérer ko nga démarché ko ak Moussa Mbaye ñu dugal fa benn borne fontaine entre temps yàlla dogal ñu démarché ko ba mbir mi réussir un jour laa toog mu woo ma téléphone ni ma ñëw leen jël xaalis bi ngeen dem fay waa SDE Pape ñàkk laa yebal mu dem mu jox ko xaalis bu takk mu dem fay waa SDE tuyau boobu moo jógee fële ca fond ba ñu xëcc ko ba ca kaw fële ca kër maire may dem mooy première borne fontaine bi ci njëkk dugg tey mën nañ wax ne kër yi yëpp tey ku ci xëcc ndox dugal sa kër ci tuyau boobu nga ko branché dugal ko sa biir kër loolu dañ koy santé monsieur le maire moo ko def fii loolu doy ren mu ñëw suñu première rencontre ak moom mu ne ñu danaa fexe ba améliorer éclairage bi danaa fexe tamit ba améliorer situation ndox mi contacté Issa ñu woo ASC bi ñu waxtaan mu ne ñu dinaa leen dugalal 2 kilomètres d'eau ci biir HLM 3 ak 5 bornes fontaine yéenay identifier fu ngeen ko bëgg a samp ngeen samp ko fa yéenay orienté tamit fu ngeen bëgg taux yi jaar ñu jaarale ko fa pour que ñu mën a régler une partie de la situation ci problème mu ndox mi. yàlla def bi ñu ñëwee waa SDE fii la ñu ñëw fii lañ def engrais taux yi wet di gis bokk ci ma woo Assou ma le woo quelques responsables yi nga xam ne amoon nañu jot ci jour boobu ñun ñoo ànd ak waa SDE ñu tàmbali liggéey bi ba loolu actuellement noppi na borne fontaine yi pointé nañ ko. ba actuellement alhamdulilahi rabbil alamin d'ici peu de temps ndox moomu dana nekk ci seen dispositif bu loolu passé li nga xamante ni mooy suñu fierté HLM moo ñuy bëggal ñun ñëpp ci loolu la ñuy passé suñuy vacances muy ASC bi fi nekk de l'association sportive et culturelle bi nga xamante ni moom moo nekk le seul ASC fii ci biir HLM 8 délégués de quartier ngànk ko tey bu demee ba ñuy turam yegg fu ñu koy tuddee ñi di ko ragal wala ñi di ko bàyyi xel c'est grâce à le maire Papis Diop man la yàlla dogal man maay président ASC ku nekk xam na ne sama loxo jotul sama ginnaaw te ASC ku nekk xam na ne ay moyens moo koy doxal Pape Sow mais lay jël seede moo nekk suñ président finance chaque match bu HLM joué danañ dépenser 700 et quelques mille francs chaque match 700 et quelques mille francs moom la ASC bi di dépenser chaque match wallahi ñii xam nañ ci dara ñoom bu ñu toogee jaaxle suñu bopp yu ubbu su ma ne ko allo maire dañu nekk bañ ne ko ba urgence la ma tuddee ndaama boo may yónnee message rek da nga naan ma urgence te man dama am tension da ngay yëgal sama tension su ma ne ko ASC banque ci urgence daf naa ma waxal ñaata ngeen soxla lan moo mënul ñàkk ma ne ko temps balaa maa coupé sama téléphone mu envoyé ma ko par Orange Money ñu dem décaissé ko teg ko ci loxo président finance mu régler situation ASC bi tey du ASC bi mën ginnaaw yàlla ma wax leen ko fii
Papis Diop moo tax bu ñu mënee am possibilité suñuy joueurs yëpp ñu jëndal leen dàll di regroupé wu regroupement yoo xam ne regroupement VIP la di football ci match di ci def loo xamante ni tey ku ñëw yéemu ci c'est grâce à Papis Diop loolu nag bokk na ci li nga xam ne mënuñ koo ñàkk lim suñu toogoon di fi lim li muy def fii la ñuy fanaan waaye nag ñuy ñaan nit bu la taxawoo taxawaay boobu dañuy ñaan yow tamit nag liñ ko mën a delloo njukkal mooy bu bésam taxawee nga taxawu ko ba mu xam ne fàttewoo lim la doon defal bésu Papis Diop nag le 23 janvier le 23 janvier ci lay taxaw pour dagaan baatu askan wi pour que ñu joxaat ko deuxième mandat mu mottali naal yi nga xamante ni moom la am ci biir localité loolu ñu ci ñaax bépp HLM waa surtout les jeunes surtout les jeunes parce que Papis su ngeen ko jàppale ngeen Ndaama su ngeen ko jàppale ngeen Issa su ngeen ko jàppale ngeen Babacar Seck su ngeen ko jàppale ngeen responsable yi nekk ci biir quartier bi yëpp ñoom Dembel te ñooñu ñoom ñooy ñi nga xamante ni actuellement ñoom la yàlla def ñu nekk HLM tey jaaxle bu nit am ci ñooñu ngay jëm waxtaan ceeg ñoom buñ ci mën ko régler seen poche ñu jéem a trouver ay solution pour régler ko te première solution bi mooy le maire Papis Diop kon vraiment ñuy tàllalaat ñëpp loxo di ñaanaan ñëpp ñu góorgóorlu ci organiser wu fexe ba le 23 ñu defee ko nañ ko daan defee taal cin yi ci biir quartier bi waaw secteur yi yëpp togg añ yi mu teel a pare ñu sangu sañse demandoo en masse dem sànni suñu carte marron beige bopp fas bi élire Papis Diop balaa 18h ñu ne vive Papis Diop dëkk bi riir